affaire jeunesse bi ci seen bopp problème bi ci posé wu mooy actuellement bu dee ci ñun sunu niveau niñ ko tëralee ci gouvernement yeeg yi dama ko mos a wax benn kilifa pour wan ko ni ko jeunesse ministère du ko yor parce que ministère de la jeunesse et du sport ministère ba département rek la te surtout bu dee ci Sénégal sport bi lu ñu jël mu colorer la jeunesse ci seen bopp yi leen war a dimbale amul orientation amul ci ñoom te jeunesse ko orienté wul mu yàqu parce que gis nga formation sax bu orientation amul ba noppi formation ba du dem fenn moo tax ci niveau bu mel noonu li jàddu woon mooy réew mu ne dafa war a am benn conseil supérieur de la jeunesse boo xam ni kay nekk njiitu réew ma mooy nekk à la tête parce que yi ñu war a def ci réew yépp ci ay projet de développement moo xam bu court la ou de moyen ou de long terme jeunesse bi ci boppam ci lay jaar comme ci ñoom lay jaar ndax ñoom ñooy nekk avenir bi ëllëg nag vraiment foog ñu war leen bàyyi xel ci anam bu gën a rëy te moo di bu boobaa ñu def conseil supérieur bu mel noonu tous les ministères yi nga xam ni ñoo yor li nit ñiy dundee ci réew mi war a am ay représentants ci biir conseil bi projet bu ñu ciy tëral jeunesse bi nekk ñu prioritaire mais léegi problème bi loolu moo koy indi da ngay gis ñoo xam sax dañu toll ci war a dem retraite ñuy arranger pour toog fa ndax ñoom itam amatuñu itam yeneen ni moyen ndax itam koo xam ne déjà yow yaa ngi doon basé ci say salaire bi bu fekkoon ni 200 000 francs la li nga am ci njaboot ak charge 200 000 du ko réglé waa nga demati ñu booleete la ci retraite nga xam ne la ñu la daan fay presque léegi yaa xay kooku mag mu nekk itam franchement doo ko mën a supporter waaye dafa fekk problème bi li koy indi yëpp mooy retraite bi doo xaar ba am ko ba noppi di ko soog a organiser retraite bi yaa ngi koy ba jamono ba ngay nekk en fonction ca ngay préparer sa retraite xam ni nag yaa ngi ciy jëm bu ko defee ngay préparer sa bopp wut yeneen i moyen yeneen i investissement di ko toppatoo ba nga xam ni bis boo demee ci retraite ba loolu la dina la mën téye fa nga nekkoon yeneen njaboot yi nga xam ni ñoom amaguñu luñ jàpp ñu mën leen fa dugal ñoom itam ñu continuer mais nag da ngay topp ba yëf yi ni këtti ni jon laa nga ni nag fi ne nii léegi maa ngi dem retraite ku ne nga wël ko xam nga ni maa ngi bëgg dem retraite léegi fi ne ñun ñi nekk ci yenn association yi ñu ngi bëgg a dem laaxira ndax lettre retraite yu kenn xamul ku ne naan la maa ngi nii am na fukki doom ak ñeent di la jaaxal ni la nag léegi fukki doom ak ñeent laa am te maa ngi nii dama war a dem retraite foog ngeen dimbale ma waaw ñun ñi war a dem retraite ñëpp am problème buñ leen bëggee dimbale ñun ñu ndax mën na sotti mënul sotti parce que itam nit ki li mu man rek lay def bu dee ci wàllu jeunesse bi ci seen bopp ñoom itam problème bi posé wu waat ndax problème mu emploi bi ñoom itam bu ñu bëggee xaar fokk ñu defal leen ko itam du sotti kenn ku ne fokk nga créer ay initiative parce que dama commencé déggee ci Habib mi sama jeune frère nee na mu jógee vacances ñëw ci Serigne Cheikh ni ko mën dal Serigne bi dama bëggoon bu ma yeggalee ba décrocher samay licence ba noppi ngeen bàyyi ma dem dal continuer ci àll bi parce que réew mi daal dara newu fi wala boog neexagul pour nit mën a gu fee liggéey man fee liggéey Serigne Cheikh ni ko foo dem itam neexagul bi li nekk fii moo nekk feneen nee na mu ne ko wax mais kon luy solution mu ne ko initiative mu ne ko fenn du am dara mais nit ñi ñooy jël ay initiative fexe ba nekkal ko fa mu mel ni nag jeunesse bi li ñu war a def mooy bu ñu bëggee xaar le tout ay pouvoir ak yi di ko def du ñu dem mais nañu organiser wu seet ci sunuy moyen boobu lan la ñu mën a trouver pour problème emploi bi ñu mën ko régler wàllu orientation ñu defal ko sunu bopp parce que dinaay wax ni erreur bi gën a ngan mooy boo dégg ñu naan la mag ñi nañu déglu mag ñi ndax ñu am expérience mais mag ñi seen expérience yu jamono la ñu am
ñoom lay dimbale léegi ñu xam lu ñuy def ndax seen expérience su jamono mais ñoom seen expérience su jamono mënuñoo rek la ñun mooy li wala di wax naan naaju démb fóotu démb lay wawal mais du wawal fóotu tey ba tax na kon nag mag ñi mën nañ leen di jël ci ñoom conseil mais mënuñ ñu orienté ndax ñun ni ñu maîtriser suñuy réalité jamono ñoom maîtriser wuñu ko noonu mais il faut que nag moo am collaboration mais nag malheureusement conflit de génération mooy tax yooyu yëpp yàqu mag ñi dañuy indi autorité wane ni ñooy yërëf xale yi dañuy dëgg dox ci seen waaw buñ ko mënul ñoom itam ñu naqari deret xale itam fayda la ñu am dañ ci gis mag moo xam ne wóor na la ni tanewu la rawu la nga respecté ko pour dara mu bëgg imposer wu ci sa kaw laata yow tam xam nga ni nag dafa am orma boo amoon yow tam nga daal di jël sa responsabilité teg bu ko defee mu ne xale bi dafa réew fekk xale bi réewul ndax moom itam kilifteefam du autorité comportement la ko bëgg mu respecté la rek am na comportement boo xam ne boo ko amee ci moom dina dem ba yegg sax foo foogul woon ci moom moo tax kilifteef nekkin rek la moo xam ka ca diine ja la moo xam ka ca jàkka ja la moo xam ka ca daara ja moo xam ka ca école ba moo xam ka nekk ca bureau ba moo xam ka nekk ca usine ba képp ku nekk chef xamal ni sa kilifteef du autorité comportement la bu ko defee boo amee comportement bi nga war a am même muy bàyyi bi ci këram boo amee comportement dina dem ba ay njabootam jox ko ci respect loo xam ni kenn du ko jox mais boo imposé wu rek bu fekkee xale bi toll foo xam ni moom itam la gis na boppam bu boobaa àdduna tukki moo tax may wax ni Sénégal li tax du dox muy ñaari yi fi ànd ñoo mënul nekk mag mu jubadi ak xale bu yaree di ko réew mu ñu bari réew ma du dem te mag ñi dañu jubadi xale yi yaree di ko du ñu dem ba tax na kon nag il faut que yooyu yëpp nag ñu reprendre ko seet ko bu ñu seetee yooyu nga xam ni ci nit ñi la dellu mooy li ma leen wax ni tax yére boo gis l'islam changement boo gis ci nit la koy jëmale te mooy li tax nit ki amatul identité nitam lay bëgg ñu seet ko faj nit ki ba noppi soog a wax ci ay ressources naturelles ak ay système politique ak système économique loolu mooy mujj ñëw parce que nit ki bu nekkee en crise leneen lu mu duggati loola nekk en crise donc kon problème bi li ci Cheikh waxoon moo ci nekk loolu la ñu war a gëm parce que nee na boo duggee avion di voyager boo génnee benn réew wala ngay yeggaat beneen réew léeg-léeg di nga def 3 heures de temps diggante fa nga jógee réew moom ba keroog nga yegg ci beneen réew diggante ba du fa ne du fa ne moo lay xamal ni li yàlla def ci àdduna bi nit ñi mënuñu ko consommer ba mu jeex moyen yaa ngi fi doy na sëkk mais nit ñi ko war a exploiter nag fa ñu war a jaar seen diggante ak seen borom ba seen borom déclencher la nature mu man leen a apporter lim leen war a apporter nag loolu moo des kon nag léegi mutation bi xew loolu mooy li wolof ci wax naan ku dem ba xamatuloo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon mu mel ni bu fekkee ni nit ñi nanguwuñ ko it yàlla def na ko ci jamono ñu nga ca jëm te mooy l'islam ci boppam mu ngi commencé di imposer waat boppam mais pas en tant que l'islam mais yàlla ci boppam mooy imposer boppam à travers li mu tëral parce que moom rek moo mën nekk le maître de la situation moom yàlla donc kon bu boobaa les musulmans ñeneen na ci yem kenn ku ci nekk dañuy dugg ci biir cadre boobu pour jéem a trouver seen solution boobu mais bu ñu defee ni crise bi crise u l'islam la mais crise u musulman yi ci seen